jërëjëf Fatma Ndiéguène ñu koy gërëm di ko sant ni ma ko waxee woon sànq nag fas yéene ànd ak Houreye ñëw ak moom dellusiwaat sax ci li nga xam ne nii amoon na fi waaye balaa ñuy dugg ci waxtaan wi dañ koy bàyyi mu nuyoo bu pare. Aïssatou maa ngi lay nuyu di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp ci àddina wërngal këpp di leen ziar di leen jaajëfal di vraiment amaat mbégte dellu si te comme ni nga ko waxee tamit di amaat mbégte dellu si loo xam ne tey gan spécial la parce que tey organisation la ñu invité ndaxte dañoo gis loo xam ne vraiment dafa daw suñu yaram te keroog mbokk yi bi ngeen ko dégtalee ñëpp kontaan nañ mooy la waa FFJ dafi ji woon ci centre Aminata Mbaye àndoon ci ak ki nga xam ne mooy ambassadeur Indonésie ñu jóge fa demoon seeti jëwriñ ji nga xam ne moo yor kàddu gouvernement bi mais vraiment mu nekkoon lu daw yaram loo xam ne dinañ ci ñëwaat mu gën a yaatu ak it taxawaay bi li ko waral ak li tax ñuy def lu ni mel Aïssatou mais Houreye balaa ñuy door waxtaan wi yaakaar naa dañuy dem seetaan ni élément waaw comme ça ñu gën a mën a xam naka la ñuy toogee waaw dafa am élément yoo xam ne Fatma image yi bu paree dama bëgg ñu wan ko téléspectateur léegi nañ dem ci élément yi continuer di waxtaan naa la ay off la waaw vraiment comme fii mooy bi ñu egsee vraiment lii ay don la yoo xam ne dañ ko indi woon parce que xam nga centre Aminata Mbaye dafa nekk centre boo xam ne tey dafay jël ay xale déficient mentaux ñi nga gis nag ñu sol t-shirt yi mooy FFJ mooy Freedom Fitnet Global benn organisation la boo xam ne ki nga gis ni mooy Ongi Yanata moom moo ko ci ñi ko jiite la bokk borom casquette bi mooy ambassadeur u Indonésie gis nga fi mu nekk nii ñi waa Sénégal lañu ak waa Indonésie ak waa Cameroun waa Tchad waa Mali dëkk yëpp la nekk dëkk yu bëri la nekk mais ñu ñëw tey ñoom ñëwee si dëkk dañuy xool rek foo xam ne dañuy bëgg a dem pour jàppale nit yi ñu ñëw vraiment ñun ñoo leen xelaloon centre Aminata Mbaye bi comme ni nga ko gisee xamuñu fi mais bi ñu ñëwee directrice bi kontaan ñu gis xale yi fi mu nekk nii ñi ñooy xale yi nga xam ne dañuy jàng ci centre bi soxla nañu ndimbal léegi nag ñu indil leen ceeb indil leen ay suukar indil leen ay diw indil leen lépp loo xam ne xale da ko yittewu mais ba pare waa Sénégal rek teg ci 3 millions mais ba ñu paree ñoom dañu ne dañuy jël en charge fukki xale ak ñaar xale bu nekk Aïssatou 800 000 la xale bu nekk loolu lay coûté ñu ne waa centre bi jox leen ñu liste fukki xale ak benn yoo xam ne ñun ñoo leen di jël en charge ba keroog ñuy pare seen jàng université waxuñu jàng bac de ba keroog ñuy pare seen jàng ñoom ñoo leen di jël en charge te ni ñu ko waxee fi mu nekk ni liste bi rek la ñuy xaar pour jël xale yi nga xam ni ñoom ñoo leen di pare ne accompagner leen léegi sélection bi centre bi ñoom ñoo def centre bi dañ ko bàyyee gis nga kii directrice bi la dañ leen ko bàyyee parce que xam nga tamit kilifa kenn du ko jiitu ci yenn yi da ngay ñëw wax sa yéene gis nga xale yi ñoom ñoo gën a xam li nga xam ne xëy na ñoom ñoo ko gën a yittewoo wala kii léegi ñoom dañ leen a bàyyi ci seen biir kii nga gis nii moom tey daf si bokk waaye yàlla dafa dogal mu nekk psychologue te moom dafa am doom joo xam ne dafa mel comme nii léegi moom mu jël engagement wu ne di la leen accompagner ci prise en charge bi mooy naka la ñu war a taxawoo genre xale bu am problème bii parce que xëy na du man munuma ko yow munoo ko mais xëy na am na technique yoo xam ne bu ñu ko defee dina leen dimbale loolu la leen doon expliquer te da ngay gis ni gis nga bi mu paree ak ñoom xale yi dañ doon foo di kii parce que moom dafa xam nu muy waxee ak ñoom nu muy defee ak ñoom nga gis xale yi dañu bàyyeeku fireeku ndeysaan kontaan léegi nag mu ne am na ay document ay formation yoo xam ne moom jël na engagement wu accompagner ci centre bi pour gën leen a jàppale ci li nga xam ne moom la ñuy def Fatma ñu di ko gërëm bu baax a baax ci élément yooyu Houreye waaye du tere it dañuy continuer waxtaan wi ndax gannaaw li nga xam ne nii mooy jàppale bi nga xam ne dañ leen koy jàppale est-ce que ñi nga xam ne ñoo fay jàngale tamit ndax ñooñu dafa mel ni ne soxla nañu formation ñoom tamit waaw c'est que léegi mooy li ma doon wax ni encadrement bi parce que manuel yi mu wax ni moom la leen siy jàppale xam nga ñiy jàngale foofu déjà dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom Fatma Sy ñoom Abdoul Aziz ñoom vraiment monsieur Touré ñoom ñëpp dañ leen di jaajëfal ak directrice bi Sylvie Boza parce que ay volontaire lañ yu ñëw accepté nekk ak xale yi di leen jàppale donc du loo xam ne dañuy ñëw di leen si fay wala kii dañu am yéene taxawu xale yi di leen si jàppale di leen si encadrer léegi nag formation sur le tas la ñuy def loolu tamit vraiment man jàpp naa ne ministère bi nga xam ne moo yor waaru wér-gu-yaram tamit war na xalaat nu muy lëkkaloo ak ministère bi yor éducation ba ñu mën a jàppale xale yooyu ba nga xam ne ñi leen war a former tamit dañu nekk ay éducateurs spécialisés ñu defal leen formation boo xam ne moo leen di mën a encadrer parce que dañuy am seen yéene rek ñëw léegi nag ci expérience yu ñeneen ñi la ñuy jàngee ba mën a taxawu xale yi ak seen xol bu rafet ak seen yéene ba mën leen si encadrer loo xam ne nii même seen parents yi sax war nañ leen ci war a mën a boole parce que par yenn saa yi nag xale yi nekk ak ñoom dafay xaw a jafe tuuti waaw il faut nga am volonté dëgg pour nga mën a nekk ak ñoom dëgg c'est que bu ñu Fatma mënoon mayaat tuuti ci off bi ñu continuer parce que dinañ gis ni parents yi si këru
processus bi la ñu nekk parce que tout simplement parents yi tey dañu def association ACEDEM boo xam ne parents d'élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci enseignement spécialisé bii la parce que boo xoolee centre bi tey doomu Kéba Mbaye lañ ko tuddee mooy Aminata Mbaye dafa amoon doom joo xam ne dafa amoon problème bii mais dafa am slogan boo xam ne ndeysaan daf ko doon wax doom la ça veut dire que xale bi mu nekk xale bu am déficience wala bu amul déficience mu ngi wax naan kooku sax léegi am na jëkkër ba am doom ba màgg donc ça veut dire que tey xale yi bu ñu leen jàppalee comme nii FFJ def bu ñu leen jàppalee mën nañ ci génn tey kooku xëy na Aminata Mbaye yéene bi mu amoon ci doom ba jàppale ko ba doom ji tey jàng ba màgg ba am jëkkëram ak yëpp ça veut dire que xale yi ku leen jàppale ñu mën a tegu ci yoon boobu il faut que parents yi tamit am volonté jàppale xale yi bañ ci am benn complexe waaw boo ci amee complexe rek da ngay pénaliser xale bi waaw parce que tey boo xoolee xale yi ñoom ñooy def jardin potager bi ñooy def yenn affaires yi am nañ ci ñoo xam ni tey dañuy def éducation artistique ay artistes lañ buñ la dessiner lee dara da nga naan lii du ñoom ça veut dire que tey yàlla moom xëy na xàcc boo gis wërsëgu boroom la mais ñun parents yi ñoo war a jàppale xale yi jàppale leen ba ñu mën a épanouir si li ñu nekk mais jàppale leen tamit wane ne xale yi société bi mën na leen récupérer société bi mën na leen récupérer si naka mooy si ñu encadrer leen gën leen a taxaw comprendre leen xam lan mooy seen ay réaction xam nan lañ war a def am ci ñoom cofeel goo xam ne mooy mën a tax tout le temps ñu leen di wan ni kat dañ leen bëgg donte dafa am nu ñu mel mais doom la comme ni ko am na tamay doon waxee comme ni nga ko waxee ndax parents dañ ci gis parents yoo xam ne dañ naan xale bi jinne yee ko dugg ak rab yee ko dugg délaissé xale bi te waaw di ko faju maaman waxuñu bu kenn dem ci maaman mais xale bi bu juddoo rek boo ko dee yóbbu ci médecin yi rek dinañu teel a gis li nga xam ne nii moo di jàngoro bi léegi fi mu nekk nii Aïssatou loolu dafa am solo dama bëggoon bu dee mën nañu may beneen élément bi ay réaction yu ñu jël parce que tamit xam nga nit ki sa xol day fees nga am loo xam ne da nga koy yëg bëgg ko wax te vraiment jour boobu émotion bi bëri woon na trop da ngay gis muy ñi ñëwoon muy waa école bi muy parents yi ñëpp seen xol tooy na te vraiment dafay loo xam ne man damay ñaan sénégalais ñu continuer ko parce que dafay loo xam ne dañ ci war a jàpp ñun ñëpp dañ ci war a jàpp et je pense que foog ñu def fi benn journée Aminata Mbaye ñun tamit waa RTS kon Fatma may ñu image kon ñu dem régie deuxième élément kon Fatma ñu dem régie door del soit ci plateau bi. My name is Onggi. I come from Indonesia. We are doing now this movement because I know where I come from. maa ngi tudd Alex Nicodème Taba, je suis sénégalais et je suis pédiatre. Je suis aussi membre ci Freedom Fitness Global mooy association bi ñëw tey pour def don bi ci centre Aminata Mbaye yàgg naa dëgg tur centre mais mosuma woon a xam ne ni fi la nekk mosuma woon a xam ne ni aussi lii lañ fi liggéey donc tey nekk na ci man loo xamante ni li ma comment dirais-je lu jot sama biir xol kontaan naa trop moo ñëwee fi tey pour participer comme ñëpp ci prise en charge xale yi et je comprends que c'est difficile parce que la directrice nous a dit que prendre en charge benn xale c'est 800 000 francs CFA 800 000 francs CFA c'est pas donné à n'importe quel parent mu doon lu diis trop moo tax action yu mel ni bu amee man kontaan naa ci trop may ñaax sénégalais yi aussi bu ñu xaar ñu am balaa ñu maye soxloo ñu am balaa ñu maye lu ndaw loo indi keneen indi lu ndaw keneen indi lu ndaw bu ñu ko boole day daal di am njëriñ bu mun a jàppale xale yi. Parce que 800 000, il n'y a pas beaucoup de parents au Sénégal qui ont pour nous jàppale xale yi. En tant que pédiatre, vraiment, j'attire l'attention des parents. Je suis les parents, tout le monde. Nous savons que si nous avons de façon xale yi, il y en aura de plus en plus. De nous gagner parce que notre environnement est waral. Déjà, nous avons notre environnement, c'est-à-dire tous les appareils électroménagers qu'on utilise. Et de manière générale, tous les appareils qui utilisent le courant, malheureusement, sont toxiques pour le développement psychomoteur de ces enfants. Appareil veut dire quoi? Le téléphone portable, la télévision, l'ordinateur, le Wi-Fi sont prouvés aujourd'hui que c'est des facteurs qui aggravent ce genre de pathologie. Sans quand la secrétaire parlait, l'adresse parlait, apparemment il y a à peu près 56 enfants qui sont restés dehors parce que le centre bi amul ay moyens yu doy pour mun leen jël fii. Alors bu ñu moytuwul day dem di gën a bëre imaginez parents bu yor doomam kër ga doom boo xamante ni amul ay moyens pour mu indi ko fii wala amul ko pare mun ñëw fii comment est-ce que les parents vont vivre avec cet enfant là et c'est toute la vie
FFJ mu nekk kuréel bu nga xam ne man dama cee gis sama bopp ci naka parce que FFJ jàngal na ma xam sama bopp FFJ jàngal na ma góorgóorlu ci sama bopp FFJ jàngal na ma am laabu xol ci doomu aadama donc loolu rek laa mun a tënk ci lu ndaw li nga xam ne FFJ moom la ma defaral mais lim ma defaral bari na. bi ma duggee ci centre bi li ma njëkk a touché mooy seen slogan bi ma liir mooy doom la en tant que mère donc dañu sensible tey xale yi ñu fekk fii suñu doom la ñun ñoo leen jur tey donc amour bu ñu am ci suñu njaboot moom la ñu am ci xale yi tey moo tax tey vraiment FFJ jàngal na ma lu rëy parce que nit ki aussi fépp fi nga nekk il faut que nga am geste boo xam ne dafa war a dem envers l'humanité nga dimbale tey lu ñu fi indi mooy donc xool conditions yi xale yi nekk jàppale leen kii FFJ donc c'est une grande internationale mi ngi ci monde bi yëpp donc slogan bi benn la donner l'amour à tout le monde aider tout le monde donc tey nit ki lépp lu mu war a am war na ci mun a dimbale doomu aadama particulièrement ay xale yi nga xamante ne nii yàlla moo leen teg ni ñu mel nii tey ñun ñëpp dafa war a nekk suñu devoir ñu jàppale xale yi jàppale leen ci seen cursus ba ñu réussir parce que ñoom aussi am nañ droit à la réussite dañu am droit à la réussite donc tout un chacun tey daf si war a jàpp ci donc on a donné le bon exemple ça va continuer ça c'est une première et on espère que on va prendre en charge les enfants jusqu'à leur réussite. xanaa di leen remercier rek di jàppale gi ñu jàppale suñu doom yi te indi nañ ci doom bu takku wax dëgg yàlla def ci promesse parrainage ay xale ñu di bég di ci kontaan jàppale gi ñu jàppale suñu xale yi nga xam ne ay déficients intellectuels la. sama doom bi mu fay ñëw il n'avait que 3 ans ñetti at rek la amoon ma di ko indi boobu dama ko doon boot di ko indi mais léegi yow yaa ko gisal sa bopp gis nga progrès bi mu def te ci parents yëpp à l'unanimité gëm nañ na xale yi fii ñu ngi am progrès vraiment ñu ngi am progrès xale yaa ngi avancé bu baax parce que man sama doom daa woon wax pratiquement pas mais léegi vraiment moom ak yéen moroomam yëpp man ko moom ak moroomam yëpp léegi vraiment gis nañu changement bi ñu am. école bi nag am na benn apport bu positif si kii amoon na un apport capital bi nga xamante ne apporté na ko si sunu xale yi ndax permettre na leen ñu xam lu bari am na ñoo xamante ne fooguñu woon sax seen doom am na yenn capacité mais grâce à ce centre xam nañ ni sunu doom am nañu ay capacité mën nañu def lu bari te mën nañ génn ci affaire bu bari. gis ngeen ko nag suñu mbokk téléspectateurs yi ñun ñoo ko gisandoo xale yi nekk xale yoo xam ne bu ñu leen jàppalee yóbbu leen ci médecin yi dinañ leen récupérer comme niñ ko waxee ndax gis ngeen ne doomu Aminata Mbaye boobu xale bu jigéen bi am na borom kër ba am doom kon nañuy jàppale xale yi tamit boo gisee sa doom loo xam ne nii jaaduwul nga yóbbu ko ci médecin bi uray daf ciy am solo. teel a jóg rek et puis vraiment gën a développer élan de solidarité bi gën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo si nekk gën a dëgëral taxawaay tamit parce que dëkk bi jàpp naa ni ku nekk bu defee lu mu mën rek ku nekk bu xamee kenn kooko xam kenn ñu jàppalante rek dina si mën a dem mais vraiment tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm bu baax waa FFJ ci taxawaay boobu parce que ñii tey di gërëm ambassadeur Indonésie bi parce que ñëw na taxaw ci moom tamit jàppale ci nit ñi wane ni tamit ci la bokk ak vraiment autorité gouvernementale yi ci jàpp yëpp ba yaatal yëf yi je pense que duñu yem fii incha allah dinañu continuer di defaat yeneen yoo xam ne nit ñi soxla nañ ko mais comme ni ñuy wax rek doom la doom la ulay ñu lay gërëm bu baax yow tamit di la sant di la encourager macha allah ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bi yaa ngi ko ci def di gërëm di sant it comme ni mu ko waxee indonésiens yi sénégalais yi ñëpp ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci association boobu te dara taxu leen jóg lu dul dimbale doomu aadama fépp foo xam ne gis nañ ne doomu aadama yaa
nga fa di loru dinañ dem dimbale leen loolu dafa nekk loo xam ne instant bi ñu ngi seetaan solidarité ñoom docteur Raoul waaw ñoom ñu ngi leen ñoom maman Nadine Aylim Papa Ongi vraiment love you all ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fii ci Jeeg ak Këram di leen encouragé nag di encouragé ñi nga xam ne di ñooy way jur yi xanaa Fatma ba ma ko mayee xam naa ne li des ci tënku xibaar yi bëreetul dañuy gunge Ourey rek demaale ba fële ca Triangle Sud fekk fa Abbas Sow mu ñëw ak yéen ci tënku xibaar yi ci kàllaamay nasaraan buñ fa jógee nag doo dellusiwaat fii ci boulevard de la République fas yéene dalal Mamadou Lamine Thiam